wajangi jibi fay barñi geej ne nañ ñewa wajangi jibi fay barñi geej ne nañ ñewa Koumbalamb TV asalaamaaleykum seen doom seen xarit Sista Mariama moo dellu si waat ak yéen si seen émission li ñoo askan wi li ñoo askan wi nag tey mi ngi fii ci Bargny parce que ne amal ab waxtaan ak monsieur le maire Djibril Faye xanaa rek ñu bàyyi ko ak kàddu yu mu nuyoo suñu ay internautes et téléspectateurs yu Koumbalamb TV asalaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Mariam maa ngi lay nuyu di nuyu aussi waa Koumbalamb TV. Qui soit bi nga xamante ne porte ngeen ko à l'endroit de ma propre personne pour def ak yéen émission bi di profiter aussi si l'occasion di nuyu itam aussi suñu coordinateur départemental monsieur Daouda Niang di nuyu itam aussi les coordinateurs de section di nuyu aussi les responsables militants et militantes du Parti démocratique sénégalais ñi nga xamante ne tey jii fépp fu ñu toll ci politique yàlla ak parti boobu la donc di leen jaajëfal bu baax di rafetlu seen taxawaay ak seen liggéey si li nga xamante ne moom lañu bokk. ñoo ngi lay fay monsieur le maire xanaa rek di la bàyyi ak internet ci Koumbalamb TV nga wax leen kan mooy Djibril Faye. Djibril Faye nag doomi Bargny la juddoo Bargny aussi jànge Bargny. nekk aussi un transitaire de métier yàgg ci liggéey ba tey jii yàlla jox moom la diriger benn société de transit ba nga xamante ne ñu ngi ciy employé ay doomu Bargny ak ay doomu Tëngéej ci biir loolu it aussi ñu yëngatu ci wàllu politique parce que depuis que ñu majeur ci politique benn parti rek la ñu mas a xam muy le Parti démocratique sénégalais. ñu yàgg nekk si tam aussi di ci liggéey ba tey jii yàlla def ñu responsable ba tey jii itam aussi yàlla def ñu tam aussi ñu nekk membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais donc itam aussi si biir loolu aussi lañ ko nekkale fii Bargny taxawal ko fi ànd ceeg responsable yi nga xamante ne ñoom lañu bokk liggéey bi ba yàlla def ñu nekk fii 3e adjoint au maire de la commune de Bargny. ci loolu la ñuy desandi sax ndax nag ci politique bi gisoon nañ la nga ànd ak monsieur le maire Abdou Sadji ñu di ko nuyu de passage ngeen ànd def politique mu jël maire Bargny gannaaw bi mu jëlee maire Bargny ñu gis la mu def la nga nekk 3e adjoint au maire ñu bëgg a xam gannaaw bi nga nekkee 3e adjoint au maire bu Bargny ba léegi lan ngeen defagum Bargny ci seen liggéey. non xam nga sa biir wax da nga wax ne dama àndoon ak moom ci wàllu politique. ma lay wax ne monsieur le maire man ak moom mosuñu ànd ci wàllu politique. ndaxte moom APR la ne man ma nekk ci li nga xamante ne mooy Parti démocratique sénégalais te élection locale yi nga xamante ne tey jii moom la yàlla def aussi ñu falu ci moom mu nekk maire ma nekk 3e adjoint au maire. donc moom dafa am nekkul ci benn coalition bu ñuy wax ALB donc man ma nekk ci coalition bu ñuy wax booloo taxawu askan bi muy coalition ba nga xamante ne Parti démocratique sénégalais moo ko sababoon ànd ci ak ay alliés donc man ci cadre boobu la demoon élection moom ci wàllu ALB muy xeex pour nekk maire Bargny man tam ci wàllu coalition booloo taxawu askan wi may xeex pour nekk tam aussi maire Bargny yàlla def aussi ba nga xamante ne aussi def nañu élection yi bu pare ndam li ki nga xamante ne moo ko amoon mooy ALB moom la ñuy wax ànd liggéey Bargny donc si biir loolu mu amoon ñaari tête de liste
ki nga xamante ne mooy Taaxa Samb mooy dirigé woon li nga xamante ne mooy la liste majoritaire ki nga xamante ne mooy Abou Seck dirigé liste proportionnelle donc yàlla def ba ñu gagné xëccoo am seen biir ñàkk déggoo am ku ci nekk gis ne yaa war a nekk maire Bargny donc si biir loolu comme que jibóowuñu tey jii ñi mën a départager si wàllu conseil yi comme conseil yi ñooy fal ginnaaw bu askan bi faire gagner une liste donc moom il s'est déplacé vers ñi nga xamante ne mooy le parti socialiste yi nga xamante ne ñoo ñàkk pour ñu jàppale ko pour fal ko maire Bargny ñi nga xamante ne tam aussi muy suñu coalition booloo taxaw askan wi mu ñëw tam aussi waxtaan ak ñoom pour ñu jàppale ko fal ko maire Bargny donc démarche boobu nga xamante ne moom la def loolu Taaxa Samb dafa démarche boobu et que lii wolof naan yaa fi sa say taxa falu damay wax ne loolu moom moo ko fal parce que Mar Diouf ñëpp xam nañ ne Taaxa Samb autant c'était son premier adjoint au maire yàlla def dem ba jibboo amul ci digganteem ak moom mu taxaw sëmp ndëndëm pour xeex ka nga xamante ne ba confiance amee wóolunte am moo ko defoon son premier adjoint donc Mar gis na aussi tey jii Taaxa bu ko relever de ses fonctions de maire loolu dafay nekk benn échec jëm ci moom donc loolu moo waral mu ne waa PS lépp lu mën am baax na ba mu des Taaxa Samb. ci fan yi ñu génn rek dégg nañ fi coow lu bare jugee fële ci Xelkom ndax mën nga ñu ñëwaat ci coow loolu lan moo ko sababu. waaw xam nga coow loolu mooy jigéeni Xelkom ñëpp xam nañ ne Bargny Géej si li nga xamante ne mooy produit halieutique yi vraiment sañuy yaakaar pour dundee ndaxte ay jigéen la yoo xamante ne ay jàmbaar lañu ay jigéen la yoo xamante ne seen liggéey yëpp ci wàllu jën la nekk. donc tey place bi nga xamante ne moom la ñu am képp ku juddee Bargny yàgg Bargny xam ne place boobu la ñu am pour liggéey te place boobu tey boobu ba léegi gis nañ ne ba centrale bi ñëwee xaw na am benn xoxatal boo xamante ne xaw na perturber seen liggéey donc tey jii bu ñu demee ba ñu ne wet ga sa des dafa am benn usine turque boo xamante ne moom la ñuy wax Total yi moom lañ ko bëgg a joxaat foofu je pense que ne loolu étouffement bu métti lay doon si jigéenu Bargny Géej yi nga xamante ne sooy xool li ñu yor entreprise la boo xamante ne si la ñuy dundalee seen bopp vraiment di si dundal seen njaboot donc nag foofu li ma siy wax rek mooy suuf soosu yàgg nañu gis ne maire bi nga xamante ne moo fi nekkoon yàgg nañu téye foofu def ko benn genre réserve foncière. Donc sur le dossier on a constaté que am na ñetti titres fonciers yoo xamante ne mu ngi ci biir place bi muy ay titres fonciers yoo xamante ne Mar Diouf ak ay collaborateur am nañu si benn titre foncier am ñeneen ñoo xamante ne aussi am nañu si ay titres fonciers donc tey boo déggoon ne woon ne jamono yi nga xamante ne moom la fi nekkoon boo déggoon ne foofu ni mu defee ay lotissement au niveau de Guinaw Rail que ça soit Olympique que ça soit Castor que ça soit Minam Sendou defoon na foofu ay lotissement je pense que heure bi ñooñu duñu fekk suuf soosu ba war ko def usine. xanaa lotissement yooyu moom fii bokk ci ndax nag ndox maa ngi fiy taa ba léegi. waaw bon xam nga le problème en est que Gannaaw Rail booy xool lotissement yi nga xamante ne moo fi nekk ay lotissement yu normal mu ngi commencé à partir de Inter jëm Olympique jëm Castor. mais booy xool lii nga xamante ne moo si gën a yaatu nekk diggante Daaru ak li nga xamante ne mooy Fenkon ak Jacques ak li nga xamante ne mooy waaw donc mooy quartier yi nga xamante ne presque lotissement amu ci donc nit ñi dañu jënd seen i kër vraiment lotissé nu mu leen neexee booy xool sax loolu indi na ay perturbations si ñi nga xamante ne ñoo am seen kër parce que amul kenn ku si yor papier boo xamante ne acte administratif la donc ay certificat de vente la ñu am yoo xamante ne diggante nit ak nit la loo xamante ne tey jii ça ne peut pas prévaloir à ce nga am bail ou bien nga am titre foncier donc ancien régime bi nga xamante ne moo fi nekkoon muy Mar yàgg na wax ne ñu def ay régularisation pour que nit ñi mën a am ay papiers yu normal
même maire bi nga xamante ne tey jii moo fi ne projet boobu aussi entamé woon na ko pour ñu jéem a fexe itam aussi nan la ñuy régulariser ñi nga xamante ne ñoo nekk si diggante quartier yi nga xamante ne moom laa la wax muy li ko dalee Daaru li ko dalee Jacques ak li ko dalee Fenkon pour que ñu mën a am ay actes administratifs yoo xamante ne mën nañu am ay kiir yu baax. ci biir loolu suuf si nga xamante ne yéen a koy pasaree ndax yéen a ngi siy sóor jeunesse su Bargny. waaw non xam nga le problème en est que jeunesse su Bargny wax fa dëgg yàlla aussi sóor bi doon na loo xamante ne tam aussi lu war a nekk la. parce que sooy xool titre foncier bi nga xamante ne am nañu ko si Sococim muy ñu koy wax 1691R sa jamonoy maar bi nga xamante ne maanaam mu ngi fi woon dafa waxoon ne tant que mu ngi ci bopp mairie Bargny titre foncier bi du ko mas a laal maanaam dañ koy bàyyil pour génération yi nga xamante ne ñoo nekk suñu kanam pour bu ñu ñëwee ñu mën koy def ay dëkkuwaay. Donc nag maire bi nga xamante ne moo fi nekk tey bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy attaquer titre foncier boobu jëm ko lotiser vraiment jëm ko jaay donc loolu aussi am nañ ci benn réunion au niveau du conseil municipal wax naa ko nee naa ko yàkkam bi nga yàkkam bi mu gis suuf si dagg jaay su ma sañoon de titre foncier bi da nga koy bàyyi te ñu jéem a lijjanti leneen parce que ñun ñëpp xam nañ ne Bargny li tax suuf si gaaw a jeex mooy maire yi nga xamante ne ñoom ñoo fi toog boobu ba léegi presque seen liggéey yëpp ak seen recettes yëpp mën ko accès li nga xamante ne mooy les frais de bornage te frais de bornage aussi boo ci yaakaaree pour am koom boo xamante ne mu ngi doxale sa dëkk am na foo xamante ne boo fa tolloo suuf soo dagga di jaay vraiment dootul am. Donc moi je me dirais que ne tey titre foncier boobu nga xamante ne moom moo fa nekk muy 1691R ça pourrait faire même l'objet de garantie yoo xamante ne tey jii bu ñu bëggoon ay prêts des choses comme ça mën nañ ko si am pour mën a financer yu si mel ni ay centre commercial mbaa leneen loo xamante ne dafay nekk à but lucratif pour mën a jox doole koom boo xamante ne day dugg ci li nga xamante ne mooy maire Bargny. kon nañu ci wéewu béy ne projet d'appui à l'artisanat local 200 entreprises de pêche de Bargny kenn ku si nekk monsieur le maire jox na la bon essence bi 50 litres ci loxoom. waaw xam nga loolu dafa doon loo xamante ne mbiru politique la rek parce que tey jii loolu bi mu ko defee léegi booy xool si fin de mandat la ko def. te pêcheurs yi yaakaar naa ne bu ñu leen bëggee dimbali mooy fexe ba protéger li nga xamante ne mooy géej gi ba nga xamante ne tey jën bi fa mu nekkoon démb ak barka démb la dellu si waat ba ko nekk man si gis sa bopp loolu du sax ay problème maire yi je pense que c'est un problème national parce que ministère de la pêche du noppi di def ay politique yoo xamante ne dafay jàppale ñi nga xamante ne ñooy pêcheurs yi di leen jox ay motoru gaal gis nañ tam aussi am na ay politique yoo xamante ne defoon na ko ñu leen jàppale di leen jox ay gilets de sauvetage tey mool yi bu ñu leen bëggee dimbali mooy licence de pêche yi nga xamante ne tey jii moom la état du Sénégal di joxe man dama wax ne licence de pêche yooyu la ñu war a supprimer parce que ñun yàlla bàyyiwuñu jox nañu géej goo xamante ne am nañu ay ressources halieutiques te tey jii ressources halieutiques bu ñu aaroon géej gi def li ci war yaakaar naa ne heure yi mool yi nga xamante ne tey jii dañuy dem mbëkk ma di dugg ci ay gaal di dee ci géej gi yaakaar naa ne boobu bu boobaa li nga xamante ne moo xew si jamono yi ñu nekk nii mën naa wax ne lu am. waaw mais boo gisee loolu am mooy ñëpp xam nañ ne mool yi géej lañ yaakaar te géej gi bu fekkente ne ñoom bu fekkee à chaque fois que bu ñu tëmbee war a yaakaar lu ñu indi ñu ñëw ànd ak déception di dem ay 4 reprises di ñàkk essence di ñàkk coono te mënoo am dara si géej gi loolu mooy li nga xamante ne moo découragé li nga xamante ne mooy suñuy pêcheurs yi ba tey ñu yaakaar ne bu ñu demee bitim réew danañu fa am dara. mais li ñu war a xam rek mooy dañu war a xam ne aussi jamono fépp la méttee. parce que ñëpp xam nañ ne Bargny bu njëkkoon li ko dalee Minam ba tubaab jalaaw da nga daan gis touristes yi nekk fi ay période de vacances am seen i cabane mais tey jii booy xool loolu yëpp dàqu na dafay indi jafe-jafe jamono. donc daal li nga xamante ne moo mën a régler ce problème mooy ñu fexe aar géej gi comme Mauritanie ni mu aari géejam ba vraiment mu mën a am ay ressources
halieutique yoo xamante ne tey jii économiquement dina yokk koom-koom dëkkam ñun loolu la état Sénégal war a def parce que ñëpp xam nañ ne bateau étrangère ak gaal yi nga xamante ne pêche artisanale la ñu def vraiment mu ñu concurrencer te fa nga xamante ne fa la ñuy yegg di nëpp jën yi yor seen i frigo si biir mën nañu nekk ay 1 mois ci géej gi di napp ba seen gaal fees ñu delluwaat seen i dëkk au moment où ñun ñi nga xamante ne tey ñoom la ñu dugg suñu dëkk tey ressources yooyu ñu ko protégé woon donc mën nañ si am koom bu yaatu boo xamante ne vraiment mool yi dañu si gis seen bopp dëkk bi aussi dañuy si gis seen bopp ñi nga xamante ne dañuy jaay ak jënd tam aussi dañuy si gis seen bopp parce que man je me rappelle temps xale daan nañu dem géej jën bi dafa daan bëri ba nga xamante ne dafa daan def échange boo xamante ne dañ ko daan def. dootul jamono bii nag. voilà waaw voilà donc voilà mu ngi noonu parce que loolu yëpp li mooy ba léegi monsieur le maire daal li nga jot a wax yëpp dégguma ci benn yoon défense boo xamante ne nii dem na ci suñu maire Abou Seck wala loo xamante ne nii jëlal nga ko paar mu mel ni daal su ma la déggee monsieur le maire dafa nekk ci biir maire bi waaye moom ak maire Abou Seck bokkuñu yoon. waaw non mën nañu wax ne bokkuñu yoon parce que ñàkk bokk yoon bi yëpp mooy ñàkk dëppoo ay xalaat si nan lañu mën a def pour mën a jëmee Bargny ci kanam parce que ba nga xamante ne dañ doon former suñu bureau municipal dañ ne wax ne dañu def gestion participative bien vrai que ne bokkuñu ay yoonu politique mais dañ ne woon ne nañ boole suñuy doole comme ça ku ci nekk indi expertise am ak xelam ak xalaatam pour ñu xool nan la ñuy mën a jàppalee Bargny ba Bargny mën a jëm ci kanam donc nag bi nga xamante ne dem nañu suñu biir gis nañ ne sur le plan collaboration bon am na lu bari loo xamante ne daf ko waral suñu diggante ak ñun te dafa ko donc loolu moo indi waree gànna aussi dem ba suñu biir aussi gedd toog loolu moo indi tam aussi ñun d'accord gedd ñu mais nag aussi ñu ngi dem ci réunion yi lépp loo xamante ne tam aussi dëppoowul ak li nga xamante ne mooy yoon tam aussi dañu ko wax d'accord nag on est minoritaire te xam naa ne lu mu bëgg a wate tam aussi da koy wate parce que dafa am ay conseils mécaniques yoo xamante ne tey lu mu bëgg a yëkkati rek dañ ci dal di ànd ak moom loolu moo tax ñàkk déggoo googu ak ñàkk yaakaar gi nga xamante ne yaakaaroon nañ ne Bargny heure bii dina toll si beneen niveau loolu moo waral tam aussi nii nga xamante ne moom la ñu xeexe woon Malick Diouf bu mu jóge fi moom itam aussi du fait que on n'est pas satisfait de sa gestion pare nañu itam aussi duggaat ci langue yi xeex ak moom pour mën a jël li nga xamante ne mooy maire bi pour mën a soulager ñi nga xamante ne mooy les populations. su ma la déggee daal mu mel ni kon monsieur Djibril Faye pare na pour samp ndëndam taxawal waa Bargny sigil leen fii ci goxu Bargny. non non moom xam nga loolu moom si boppam xam na ko te samp ndënd boobu bien vrai que ne loolu suñu décision personnelle la mais tey jii am na benn mouvement bu ñuy wax mouvement fal suñu njiit muy ay jeunes étudiants. yoo xamante ne ñoom itam aussi ñu ngi ci biir. vraiment di jàpp ci liggéey bi pour que incha allah yàlla defal ñu ndam si fi nga xamante ne moom lay jëm maanaam les échéances locales yi nga xamante ne mooy nekk suñu kanam. ñu desandi si mouvement fal suñu njiit boobu nga wax ñu bëgg a xam instant bi yan projet ngeen taxawal. waaw fal suñu njiit nag bon projet yi nga xamante ne moom la ñu def bari na parce que fan yële passé def nañu fi benn formation à leadership jeunes yi nga xamante ne ñoom ñu nekk ci biir. donc tey jii aussi am na ay projet de développement yoo xamante ne tey ñu ngi si encadré ñi nga xamante ne dañu nekk ay pêcheurs ñu ngi si encadré ñi nga xamante ne aussi ay ouvriers lañu ñu ngi si encadré tam aussi jigéen ñi nga xamante ne aussi ñoom la ñu defaloon ay formation ci diverses formations bu ci mel ni transformation des céréales locales transformation des fruits et légumes micro jardinage aviculture savonnerie pâtisserie ak li nga xamante ne moom mooy teinture donc liggéey boobu ba léegi ñu ngi ci bon te terawul aussi jigéen ñi organiser nañ leen ba ñu am seen i caisse autofinancée yoo xamante ne ñoom ñooy def seen i affaire ñu di jënd seen i action di lebal seen bopp intérêt yi di delluwaat si ñoom donc loolu objectif mooy ñu dem ba en certain moment ñu am li nga xamante ne mooy la banque locale de la commune de Bargny. merci beaucoup monsieur le maire loolu moom kontaan nañ ci trop ñu ngi la ci féliciter aussi waaye tamit ñu desandi rek ci njàng mi ak njàngale mi ndax nag ku ne xam ne ñu ngi dëgmal tijjite école nga nekk acteur de développement ñu daan la dégg nag fu école tijjee nga dugal sa loxo lool ci njàng mi ak njàngale mi cette fois-ci lan nga préparé ci tijjite école bi.
bon tijjite école bi daal ñu ngi ci préparation yi parce que jamono yi yëpp ñu ngi jéem a def ay organiser ay set setal su mel ni école yi nga xamante ne ñoo nekk si gox gi ak ñi nga xamante ne tam aussi yàlla def na ñu am ay esprit de citoyenneté ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi donc daanaka semaine bi passé rek dem nañu si li nga xamante ne mooy école japonais def fa benn set setal bu mag pour mën a jël école bi fexe mu set pour que élèves yi bu bisu tijji jotee bon vraiment ñu mën a nekk dans les meilleures conditions possibles li nga xamante ne mooy CM bi nga xamante ne aussi moo nekk fii aussi bon vraiment aussi samedi bii nga xamante ne mooy ñëw nii war nañ ko def aussi benn set setal ñu boole ko ak école Daaru bi nga xamante ne moom moo nekk fële donc ñooñu samedi dimanche war nañu def ay liggéeyu set setal ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi ñu fexe tam aussi ni ñu koy defaree. li nga xamante ne tam aussi mooy CG Bargny tam gis ngeen ne am na 6 classes yoo xamante nekkoon na en état de délabrement très avancé donc ñu defoon appel à tous les Bargnois moo xam ñu nekk Bargny moo xam ñu nekk bitim réew ñu fexe tam aussi ba CM boobu nañ leen ko remettre en état ba tax na loolu aussi gis nañ ne liggéey foofu avancé na bu baax a baax te yaakaar naa ne d'ici la fin de semaine lépp dina pare donc loolu day wane ne rek Bargny bu ñu joxanteel loxo bokk ndey bokk baay di sumbandoo di yëkkandoo di dóorandoo yaakaar naa ne lu bare mën nañ ko saafara si secteurs yi nga xamante ne bon vraiment am na jafe-jafe que mairie bi def ñu def que état bi def ñu def donc loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu wax ne mbooloo mooy doole. est-ce que monsieur Djibril Faye dina def mairie bi def ndax nag dégg nañ ne tamit am na travaux yoo nekkoon di commencé si maternité Bargny waaye mujjul antu ndax maire Bargny moo ci dëgg tànkam. waaw parce que xam nga loolu dafa amoon ay jamono ñu am ay partenaires yoo xam ne dañu nekk Italie ñetti association donc ñu ñëwoon ma yóbbu leen maternité Bargny ñu xool état de délabrement avancé de la maternité de Bargny donc ñu nekkoon si préparer benn projet pour xool nan la ñu mën a jëlee maternité bi en charge pour def réflexion donc diggante bi avant projet bi di sotti fekkoon na sax avant ñu entamer projet bi adressé woon nañu une lettre au médecin chef du district sanitaire de Diamniadio ba mu joxoon ñu autorisation sous réserve nag nañu informer le maire waaw donc moi j'avais dit que bon comme que grand projet bi defaguñu ko nañ bàyyi ba ficeler tout le projet bu mu pare léegi comme ça on va informer le maire pour que ñu xool na lu ñu entamer projet bi diggante bi nag aussi association yi def fële benn randonnée amoon ci xaalis boo xamante ne amoon nañ ko ñu yónnee ma xaalis bi pour ñu xool avec ki nga xamante ne mooy maîtresse sage-femme bi à savoir lan la ñu mën a def ci maternité bi en attendant que grand projet bi pare donc bi ñu waxtaanee maîtresse sage-femme bi bon moom mu suggéré ñu à ce que bu ñu ko mën a réfectionnel li nga xamante ne mooy salle d'accouchement bi non salle d'hospitalisation bi ñu réfectionnel ko en même temps ñaari toilettes yi nga xamante ne moom moo fa nekk donc si biir loolu tam aussi bon si la ñu jëlee ay ouvrier ñu entamé liggéey bi di ko defar ba daanaka sax lépp pare woon ba desoon lu dul monter li nga xamante ne mooy 16 anglaise ak lavabo yi ci la maire bi am information que ne maternité bi am na liggéey bu ñu fay def donc bi ñu laajtee liggéey bi kat moo koy def ñu ne Djibril Faye moo koy liggéey si biir loolu ñu dem arrêté travaux yi ñu ne parce que Djibril Faye de politique. or que loolu c'est pas de la politique parce que tey jii li ñu doon def dañ ko doon def rek pour askan wi mais finalement ba mu demee ba nga xamante ne tam aussi coow li bari na wax ji bari vraiment mu gën a tegg loxoom ba liggéey bi ñu ngi gën a yeggali fan yële passé rek aussi même partenaires yooyu nga xamante ne par exemple ñoo jàppal ci liggéey boobu ñu ànd si ak ñoom fan yële passé yoon nañu ay médicaments yooyu bi mu ñëwee aussi yóbbu naa ko matériel bari ñu joxe ko ba ma yeggee sax bëggoon nañu def ko sous forme de protocole mais comme que li passé dafa bari woon coow may leen non lii jarul def benn protocole bon médicaments yi daa ngi noonu protocole leen ak médicaments yi ngeen jox ma ko ma envoyé ko les partenaires ñoo xam ne maternité médicaments yi nga xamante ne moom la ñu yónnee woon yëg si maternité Bargny. su ma déggee sa ay kàddu daal mu mel ni yow lépp luy suqali Bargny rek moom moo la soxal. waaw parce que ci dégg nañ la ci wàllu santé bi. nga dugal ci sa loxo loolu waaye tamit ci wàllu njàng meeg njàngale bi. ñu di la ci jaajëfal bu baax en tant que doomu Bargny. waaw loolu xam nga noonu la ñun damay wax ne ñun amuñu loolu Bargny te ñun
Bargny kenn du ko defar pour lu doomu Bargny te ñun ku ñu xam ku ne xam ne nous on a le cœur social man politique fayuma man damay liggéey li nga xamante ne mooy dans le secteur privé donc si lay liggéey politique bi nag boo gisee ñu di ko def pour taxaw suñu askan moo tax ñu di ko def te aussi dëkkatam aussi ki nga xamante ne moo am yéen yaakaar naa ne bu ñuy jox aussi kooku moom moo ko yeeyoo ndax yërmande gi nga xamante moom la am si askan bi ak lii nga xamante ne moom lay recevoir population à tous les jours di xam seen jafe-jafe ak seen difficulté donc ñu mel noonu yaakaar naa ne bu ñu yoree dëkk bi dana jëm kanam parce que man engagement bi nga xamante ne moom laa am si Bargny am na ñu bare ñoo xamante ne donc engagement bi nga xamante ne tey moom la ñu am si Bargny bari na ay doom yu bari yoo xamante ne ñu ngi si dëkk bi même engagement bi la ñu am bari na ay doom yu bari yoo xamante ne ñu ngi bitim réew aussi même engagement boobu la ñu am dafa fekkente ne rek ñoom ñëpp am nañu yéene ci Bargny bëgg a dugal seen doole ci Bargny mais nag amuñu maire boo xamante ne tey jii yaatal na liggéey bi ba ñëpp xëj yi bu ko nekk mën si dugal sa loxo donc nag ñun bés bu ñu yàlla dimbalante aussi ñu nekk maire Bargny danañu ubbi mairie bi pour ñëpp ba ku nekk lépp loo mën di indi aussi muy sa yéene si Bargny ñu ànd si yow def ko pour li nga xamante ne mooy l'intérêt des populations mais xam nga tey koo xamante ne da ngay liggéey ak say adjoint nga di leen ñàkk impliqué si li nga xamante ne mooy seen xalaat tey